waa kër Modou Lo yaa ngi nii. Modou Lo mooy dugg si noonu. Modou Lo mooy dugg si nii. maa ngi koy seen. moo nga ci biir oto bi. ndeysaan Papis comme d'habitude Modou Lo mi ngi nii di ñëw ndeysaan mi ngi nii. Modou Lo mi ngi nii. Modou Lo mi ngi nii. ndeysaan bi ma seen jàkkaarloo bu mujj ñoom ñaar. loolu mën nañ ko jàpp mooy seen bés bu mujj. à part open press yi nga xamante ni moom moo ci des. bii moo leen des combat bi doon xaar. di ko xaar ci 6 mois. di ko xaar ci 3 mois. ndeysaan Eumeu Sène a ngi ci kaw pont bi la yëg ndeysaan xoolal ma Eumeu Sène xoolal ma Eumeu Sène ci kaw pont bi la yëg xoolal ma Eumeu Sène ci kaw pont bi la yëg dañ koy boot wala duñ ko boot dañ koy boot wala duñ ko boot gaa yaa ngi xëpp gaa yi ay gàllaaj ndeysaan xool ma Eumeu Sène fuy wàcc buur lii lan la buur lii mooy lan ndeysaan Eumeu Sène ni muy wàccee dañ koy boot wala nu muy def xoolal ma Eumeu Sène da leen di ñuy waaye indiwul oto dafa dox nak yéeg ci kaw pont bi. xoolal ma Eumeu Sène xoolal ma Eumeu Sène ndeysaan l'enfant chéri de Pikine mi ngi nii tay Shingola xoolal ma Eumeu Sène ndeysaan li combat royal la da leen di jaral ndeysaan xoolal ma Eumeu Sène ndeysaan xoolal ma Eumeu Sène mi ngi nii 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 ndeysaan Eumeu Sène a ngi Eumeu Sène a ngi nii Eumeu Sène a ngi borom tay shinga ngi Eumeu Sène ndeysaan Eumeu Sène daa jéggi pont bi mu dama ñu la li mu mën a fayee ay supporters mooy couronne bii amul leneen. ñu gis ne Eumeu Sène wàcc ñëw na ba. daa njuy Modou ngi waaj a wàcc Lamine. waaye Modou ngi waaj a wàcc waay. waaw xam nga morceau bi ci style bi ci Eumeu Sène lañ ko xamee wala booy ñoo. waaye li tax tey mu def ko. mu ngi xool ci kaw. te xel la wala morceau bi. non Modou lu mu def xam na ko. il est très intelligent macha allah. ba pare ñu jël ay kab yu rouge nag rouge yi bari na fi. xonk cur. waaw rouge yi nu mu demee. ah rouge day tojal la. danger la de. danger la de. maa du moo daan nar danger la 28. le 28 ko dar na. ah moom de ku muy dajal di nga ñam nag. di nga ñam. ñam wóorul ñam wóorul. Modou Lo. ñam wóorul ba. sala ku muy dajal di nga mos. ndeysaan Sala Ngok. munoo wax ba doo mos. borom 2STV. ay mos. ak a xarañ suñu grande sœur boobu. ndeysaan Modou ngi ak ruusam. Modou mi ngi nii ak ruusam. day wàcc Modou mi ngi waaj a génn. ndeysaan xale parcelle bi. ndeysaan. burusu na de burusu waa lii pour lan la. ku muy burusu ci la bokk. lamb punkal mu simmeeku. lu man 40 000 yeux divisé par 2 foog nga laal dara Fatma. mënut a ñàkk waa ci la bokk. ndeysaan mi ngi burusu de kan lay burusu. Lamine yaa ngi yóbbu sama xel kër. yaa yàgg Lamine yaa yàgg. Lamine wàcc na. Modou wàcc na ak ruusam kabam bu ruus. ndeysaan le roc des Parcelles Assainies l'enfant chéri de Parcelles Assainies l'enfant chéri de la banlieue. ndeysaan xoolal ma Papis. ndeysaan Modou Lo mi ngi nii Cheikh. ndeysaan Modou Lo mi ngi nii xoolal ma Serigne Ndiaye. ndeysaan Modou ngi. ndeysaan l'enfant chéri de Parcelles est là mi ngi nii ndeysaan. ndeysaan Modou Lo mi ngi noonu day dem fekk ji Eumeu Sène.
ndeysaan day dem ndeysaan Modou dem na ndeysaan Modou Lo Modou xarañ Lo mi ngi yéeg ndeysaan ndeysaan Pam Ngom ndeysaan Cheikh kay magam la Pam Ngom moo yor ndox mi ndeysaan le roi est là ma seen ndeysaan Modou yéeg na ndeysaan Modou yéeg na Cheikh ndeysaan ñoo dend ñoom ñaar ndeysaan ndeysaan nappante bi xoolal ma nappante bi ñoom ñaar Ibou Laye ak Pam Ndaw ndeysaan Papis mi ngi wiccax Eumeu Sène a ngi reetaan ndeysaan il est toujours souriant ak seeni rouge Eumeu Sène Modou Lo nan nga gisee ñaari état physique yi ndeysaan ñaari xale yi dañoo pare ndax lamb ji ñoom ñoo pare ki nga xam ne mooy Modou Lo mu jóge ci Balla Gaye ba léegi tëddul nelaw déedéet ki nga xamante ne Eumeu Sène mooy roi ni ànd ak yéen ñu xoolaat jaar-jaar bi xoolaat tension bi am ci combat bi mbokk yi ñu yegg si waat ci monument de la renaissance aca let's go mais pas mu jël otoom ànd ak ay nit fees yàpp nit mu fees moom ci boppam moom Modou Lo ci boppam moom mooy dégg Modou Lo ci boppam moo fi ñëw ci otoom ànd ak ñaar nit yóbbu ceer ba ñoom ci mbëkk la ñu accéléré sama doom te loolu dugal di génn ndeysaan Modou Lo Eumeu Sène man su ma kaw balcon otoom dama ko xàmmee su ma ko séenee ne soog naa ne Prado moom roi musta dugg fa mu dëkk mu ne kon dina leen ko may muy waa Parcelles Assainies waaye loola bu soobee yàlla le 28 lay leer le 28 Lamine Samba histoire lamb nar cee defaruwaat histoire lamb nar a wonewaat boppam ñaar ñii ku ci nekk am parcours boo xamante ni parcours bu rafet la ci lamb ci dal ci yaru ci technique ci mën a bëre ci am fulla ci jox bi gëdd bis muy Eumeu Sène di Modou Lo fulla ak fayda boo koy xool ko ci ñoom ñaar détermination boo koy xool HBK xool ko ci ñoom ñaar waaye am jom boo koy xool ko ci ñoom ñaar HBK dinaa dellu fi ma nekkoon de combat Eumeu Sène ak Modou Lo benn xeer buy jam ñaari picc la nga ni ma ne waaw combat Modou Lo ak Eumeu Sène benn xeer buy jam ñaari picc la dëgg la ndax revanche lay doon boo xamante ni dafay ànd ak couronne waaw Modou Lo bu amee ndam da koy daan ñaari yoon jël roi des arènes waaw Eumeu Sène bu amee ndam day fay conserver li nga xam ne moom mooy roi des arènes kon benn xeer la buy jam ñaari picc moo tax ñoom ñaar duñu foye boobu combat taas bekay ñaari mbër yu xamante ñi ñaari mbër yu xamante ñaari mbër yu ñemente ñaari mbër yu jàng bëre ku ci nekk ba ngay xale ba tey Lamine yaa ngi bëre moom nga xam amoo beneen métier
bëri nga bëgg ak lu koy dundal bëri nga bëgg fa nga dëkk làmb lan la bëggee Eumeu Sène ba muy xale ba tey Pikine làmb lan ko xamee loolu rek mooy addunaam Modou Lo ba mu duggee ci làmb ba tey Parcelles Assainies moom la ñu yaakaar mooy ki nga xamante ni xamul leneen lu dul bëri te ku ci nekk def parcours exceptionnel parcours bu metti parcours boo xam ne ci wàllu làmb ku ci jaar rek jàmbaar ku ci jaar borom jom ku ci jaar borom fit nga ku ci jaar wane nga sa bopp ci ñoom ñaar ñëpp carrière boo xamante ni ci wàllu bëre buñ ko dee xool ca dëgg-dëgg Lamine le 28 lamb la le 28 bis la rawatina ñu tudde ko le roi des arènes ñu tudde ko le roi du mbalax muy kan muy Youssou Ndour moo tax ñu bëgg Moustapha Diop nga yegg si nga ñëw nga wax ak ñi nga xam ne ñoo di public bi ana lan moo waral Youssou Ndour waaw waaw yaa Moustapha day def ba ngay def waaw dama lay fekk si de loolu lan la kii jiite na 2STV ay at waaw kii jiite na Futur Média ay at waaw waaw kii ndaanaan la ci lamb ji ndaanaan la ci réew mi ci événementiel bu tànnee Youssou Ndour ne dama koy delloo njukkal mooy HBK dafa delloo mbatt ca ndaar te moom ma yóbbu ci télévision ndeysaan bu ma gisee ci télévision waa ji moo ma fekkoon may nekk ci rajo mu jàpp sama loxo bi ne mën nañ dem ci télévision ah loolu dawul yaram daw na yaram moom bii la ndeysaan jox ma fit ba pare xam li muy def ba pare di xaritu Sénégal yëpp lamb dugguleet mu dugg ci yàgg na di organiser spectacle yoo xamante ni combat yu bëri événement yu ngeen di dégg bëri du jëm ci lamb loxo mi ngi ci biir ba tax bu réussir waaye da ngaa jël TFM jël 2STV jël Youssou Ndour tudde ko bis bi ñaari jàmbaar yi di ko bëri muy Modou Lo di Eumeu Sène ñu def jaloore di borom di ay gor di ñu nu naw mbokk yi ñaar ñu nu naw la li nu nekkee fawunu ci caaxaanunu ci li leen indi fii fulla la fayda la jom la kon ñoom ñaar ñi dama bëgg muy supporteru Modou Lo di supporteru Eumeu Sène ngeen tàccandoo tàccal nu ñaar na loxo yi daje merci c'est sportif ça Moustapha vous avez la parole waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu tonton Thiam mi représenté CNG di nuyu le roi des arènes Eumeu Sène di nuyu son challenger Modou Lo di nuyu mbër yi nekk fii yëpp te ma leen di fàttali que mbër yëpp ñëwuñu parce que lii 5 combats yi la yi nga xamante ni moo nekk avec frappe mais am na yeneen 5 combats yoo xamante ni ay combats internationaux la parce que waa Gambie dañuy yónnee seen mbëru 120 kilos waa Burkina yónnee mbër waa Mali yónnee benn mbër waa Niger yónnee benn mbër waa Guinée Bissau yónnee benn mbër donc ñooñu ñëpp incha allah bu leen fexe ba ñu ñëw fi Algérie moom dañ toog fële rek dañ delloo ñu suñu coupe mbëru algérien bu ñëwoon dama koy ñaan Sénégal yëpp ñu boole koox man rek billaahi ay yow Algérie fii mais yoon yemul si benn bu beneen nañ andi mbëru naar dóor ko dóor yi métti fi incha allah donc muy 10 combats yoo xamante ni combats yu am solo la boo leen gisee nag ñu ubbeeku yóbbu ko d'abord fi nga xamante ni mooy international Youssou Ndour Sénégal kese moomatuñu ko dañ ko bokkoox Afrique yëpp bokkoox monde bi yëpp comme mënuñu génn fi mu nekk nii Afrique ñu yemale ko Afrique jël 5 pays ñu gën a jege boole ci incha allah bu beneen nañ jéem a def leneen Alaaji Bécaye du ma fi yàgg dama bëgg a passer ay messages yoo xamante ni c'est important
ñaari mbër yi ngeen gis incha allahu mercredi bii di ñëw nekk le 24 Eumeu Sène mooy def open press am mi ngi koy defee Pikine si stade bi ku fa ñëw si waa Pikine di nga fa fekk billets yi dañ koy jaay en prévente découverte ñu ngi koy jaayee 3000 ñu leen kenn couverte ñu ngi koy jaayee 10 000 annexe loge ñu ngi koy jaayee 15 000 loge présidentielle 50 000 mais loolu mi ngi yam le 26 bu ñu passé le 26 dañ koy yokk c'est valable aussi pour supporteru Modou Lo yi nga xamante ni moom day def open press am le lendemain mooy le jeudi 25 si terrain Akapes billets yi dinañ ko fa jaay à partir de mercredi billets yi dina disponible Pikine dina disponible Parcelles dina disponible TFM dina disponible RFM dina disponible 2STV dina disponible aussi Stade de l'Amitié ma leen di confirmer encore une fois que combat bi incha allah Stade de l'Amitié lay amee parce que ñaari ndaanaan yi jàpp naa ni te xam ngeen ni que xajuñu arène nationale 22 000 personnes la Stade Amitié 56 000 personnes la donc incha allah ñi koy yóbbu Stade de l'Amitié Alaaji Bekaay damay profiter aussi occasion bi di remercier tous nos partenaires sponsor yombatul te ba tey jii ñuy wax yombul Lonase jàpp na ci combat bi yàgg nañ ko Sedima waa kër Babacar Ngom jàpp nañ ci combat bi waaw waa Sénat assurance jàpp nañ ci combat bi ci lamb ji lañ dëkk les cahiers distinguo yi nga xamante ni ci lañ jàng ñun ba màgg jàpp nañ ci combat bi waa Casamance jàpp nañ ci combat bi et la poste jàpp nañ ci combat bi ñuy woo yeneen sponsors yi nga xamante ni mën nañ ci jàpp ñu ñëw le 27 incha allah nag mooy soirée de gala bi nga xamante ni Youssou Ndour daf ñu koy tëgal teeru bi ñaari mbëri bu boobaa dañ leen di jéggal parce que boobu di leen fekk seen concentration seen préparation si seen repos donc ndaanaa ni Macky dañuy ñëw si soirée bi le 27 bu ñu xëyee dimanche def seen daxin bëpp ba seen mbaxal bu tooy bu 17h ñu doxal demee sànn mais sànn nag lu jëm ci télévision yi en direct lay doon wala pay-per-view la wala lan la bëgg nañ koo xam fa laa jëm voilà alors Bécaye combat bi ñi ko mën a seetaan si ñaari anam ñaari télévision yi di 2STV ak TFM yi nga xamante ni maa ngi leen di remercier au passage ku ma mere si télévision rek da nga xamul wala nga ñàkk a fàttaliku li ma seex ak ñaari télé parce que tey su ma nekkee si monde de l'audiovisuel di si évoluer gannaaw yàlla 2STV ak TFM ñoo def ci man la ca ne ba ma mën di ci évoluer donc su ma amee bés bu toll nii lu mu tuuti mbaa lu mu rëy ñoom ñaar laa si njëkk a jiital moo tax ma jiital leen jox leen ko parce que nit du fa jëf te waroo fàtte fi nga jóge donc loolu tax ma jox leen ko donc ngeen xam ni production bi comme niñ ko àndee tey 2STV ak TFM ñooy ànd def ko mais ñetti chaîne ñoo koy wane en direct su fekkente ni télévision nga ko bëgg a seetaan il faut nga am sa décodeur TNT il faut nga am décodeur TNT jàpp ñaari chaîne muy OK TV ak TNT Events OK TV 213 ak TNT Events canal 99 ñi nga xamante ni nag bëgg nañu seetaan combat bi ci TNT bi dès suba mën ngeen commencer 864 56 00 mën ngeen abonné wu combat bi ñu ngi koy jaayee 3000 francs. su fa delluwaatal ci numéro bi. 854 56 00 33 854 56 00 ngeen mën a jënd seen abonnement teel mën a commencer seetaan li jëm ci lamb ji parce que incha allah le jour J 10 heures bu matin bëgg nañu ubbi buntu stade bi mais bëgg nañ tamit télé yi commencer wane en direct ñi nga xamante ni dañuy connecté te yore connexion bu baax am crédit mën a connecté wu ci seen téléphone da ngeen di télécharger Wassa TV WA2SA Wassa TV Wassa TV ci digital bi maanaam ci internet bi
ñoom ñooy wane combat bi léegi combat yi nag moo toll foo xamante ni il faut ngeen jàppale ñu di fay di ko seetaan ñu leen di mën di leen monter combat yu mag a mag di leen andil ñaar ba ñett ba ñeent ci at bi Bécaye du ma gudd li des rek mooy ñii ñëw stade tamit am na spectacle bu mag bu leen préparé parce que il y a au moins 6 nations yoo xamante ni dañuy défilé Oumou Sy fi mu nekk nii ma nga ca studio yi di liggéey li leen di préparé bëri na te ku ñëw ci stade bi di ko gis dina leer ñi ngi ñaan ñëpp ñëw ñi ñëwul ci stade bi nekk fii wala ñu nekk ci diaspora bi dinañu mën a seetaan lépp lu am mais maa ngi souhaité mbër yi yëpp nekk ci combat bi ci soirée bi yàlla defal leen wér yàlla defal leen jàmm may ñu ko ñun ñëpp ba ñu tase et que le meilleur gagne. jërëjëf. jërëjëf tàccu leen ma ko waay. jërëjëf Moustapha Alaaji Lamine. parce que jóge ba fii dem ñu lay laaj te xamoo looy wax wóorul Eumeu Sène dafa am ñuy wax ni Eumeu Sène Modou Lo bête noire am la te benn yoon ngeen bëre mu daan la benn yoon loolu lan nga ciy tontu ñuy wax ni Eumeu Sène Modou Lo bête noire am la fu mu dajeeg moom da koy daan lan nga leen di tontu. non du fu mu dajeeg moom parce que benn yoon lañu mos a daje. voilà. waaw mais maa ngi jox gars yi rendez-vous le 28 rek le 28 la lépp di leer ba yaay. incha allah. est-ce que avantage boobu ñuy wax ci Modou Lo booy déglu leen bii Modou Lo boobu est-ce que avantage boobu ñuy wax ne da nga koo am ci Eumeu Sène est-ce que am na avantage psychologique boobu daan nga ko benn yoon donc boo ñëwee da nga koy daan est-ce que loolu am na. waaw amul avantage man aw ma mbër bu may sóoraale mbër mooy bëri rek damay jàpp ni dama lay duma dama lay daan loolu laay liggéey te loolu laay indi ci laaj est-ce que Eumeu Sène ba nga daanoon ak bi nga gis nii tey benn la. waaw Eumeu Sène la rek ah. au contraire kay xanaa sax dafa gën a gudd kay âge yi day gën a dem rek ci moom. mat na 3 ans ou 4 ans. atam da ciy yokk rek ah. mais ñu la daan maa leen daan de bu fàtte loolu. affaire bi ay at du ay at. affaire bi lan la am kon. rendez-vous le 28. foo xale moo koy def ah foo xale moo koy def. ah foo xale moo koy def. kon foofu soog a bëgg a wax ne Eumeu Sène mag la. waaw mag la am déedéet mais ba muy bëree ñun xalaatuñu sax dugg ci làmb wax dëgg yàlla xalaatuñu woon dinañ nekk mbër. est-ce que aspect boobu aspect bu ñu mën a jàpp la Eumeu Sène. physiquement. waaw ma ne ñaar ñi nga daan ma leen daan loolu doy na wax la ah wax la ci yow. ki nga daan ñaari yoon. waaw dama ko daan ñaari yoon. boo bëri jee bu leen daan ñoom ñaar dama leen daan dama ko daan rendez-vous le 28 incha allah. mais ñoom ñëpp mu daan mais moom man maa ko daan moom man maa ko daan. et damaa bëgg ñu déglu. waa déglu leen rek. Modou nga ni. dama ne kii ma daan rek moom moo ko daan mais moom mi leen daan man maa ko daan moom. kon foofu loo bëgg a wax. amul kon dama doon dafa am seen diggante. maa ko bëreloo ba mu bàyyi ma jàpp ko daan ko jël bi yoon. yow yaa koy bëreloo. maa ko bëreloo ba mu bàyyi laa ko. waaw waaw mais kii ko juutal. ma daan ko jël ma jàpp juutal ko. ba Sénégal la mu mais dañu naan champion. défaite yi mu am xalaatu ma ko am di bëre champion moom 8 défaite du ma ko am di tax ngeen moom. waaw d'accord 8 défaite mais yow mosoo nekk roi des arènes. dégg yokku ko def ko 15. dama la 28 incha allah yal na yàlla may dara fekk. yow ba nga boo amoon dinaa ko jaar fi mu ko dinaa ko jaar fi mu ko jaaroon. soo amoon fula daan ko incha allah boo koy jël doon échappé. mais yow dinañ. li mu bëree nekk roi des arènes xaaj bi bëree gu ma ko kii li ma rawee ci làmb mat na 10 ans. waaye def ko 20 ans. daaw la nekk roi des arènes daaw loolu bëree gu ma ko man sama 10 ans day soog a. ma ne. jarul wax yu bari ay wax yu bari ay dàggasante yëpp jigéen la. ay dàggasante yëpp jigéen la le 28 soreetul dañuy ñaan yàlla may ñu tal ak fekk. mais problème bi seen diggante lan la mais dama ne aspect bi Bécaye li may wax ne
jëlu cadre sport. wala enjeu bi moo fort. non enjeu bu fort. lan la. sport rek fort la. yéen ñaar fi mu leen toll dafa garaaw muut. est-ce que Eumeu mës naa am combat boo fonkee nii. waaw. waaw man sama combat yëpp laa fonk mais bii nag da cee raw. non lamb la rek. dëgg bi laa wax. non waxal rek bii da cee raw. non man mëneewu ma wax mais xam nga rek dañ bàyyi rendez-vous le 28 rek maanaam ko incha allah. Modou est-ce que combat bii bokkul ci combat yi nga gën a fonk wala moom nga gën a fonk ci say combat ndax moment bi nga amee combat bi. combat la man bis yëpp laa fonk combat bu ma jël damay liggéey li ci war ñëw def fulla jom ak fayda mais comme li wax la 28 soriwul nañ yàlla may tala fekk ba bis ba incha allah. lan nga dig waa Parcelles. waaw incha allah roi des arènes rek bu soobee yàlla incha allah. mais Bécaye am mii contre Balla Gaye da nga ne woon mbër mi mooy ñëw mais bërikat bi du ñëw contre Modou Lo ban mooy ñëw. sant yàlla rek. non man waxuma la sant yàlla dama ne la ban mooy ñëw. ma ne ban mooy ñëw. dina baax incha allah. mbër mi mooy ñëw wala bërikat bi. waaw mbër mi bërikat bi bañ a incha allah. kon ñaar yëpp ñooy ànd ñëw. lan nga dig waa Pikine. ah waa Pikine moom dina wax ñu yokk ñaar yi rek bu baax a baax a baax incha allah ci kàttanu yàlla nañu may ndam incha allah. combat bi dina neex de. non lamb bi day neex. dinañ xeex. dina neex trop. ah dina neex trop. dina yàq sànq bi ngay wax ne combat bi 2 jours la da ngay mbalak wala da nga bëgg a wane ni combat bi day métti. ah non li am yàlla mosu borom moo ko mais daal préparé nañu ñu war a préparé combat bu ñu respecté wu ñu teg nañ ko war a teg te incha allah 28 yàlla nañu may ñu ci kàttan incha allah. Modou enjeu combat bi lan ngay wax waa Parcelles. wax rek ñu jàpp comme dañ daan jàpp rek xam nga ñaan ñun lu ñu war ñun ñoo ngi ci xam nga comme nawoon fawul lañ koy defee incha allah jàpp ko bëre loo ko ba mu xoo dóor ko yóbbu ko ardo soo ko naan bu soobee yàlla. combat baa ngi noonu de. combat baa ngi noonu mbokk yi yaakaar naa ni dégg nañu ñaari mbër yi li nu wax waajal nañu seen bopp mais li ñuy wax ci côté mystique ëmb combat bi côté mystique mën nga noo wax li nga ci defe ak fi nga ci dem ndax génn nga ci réew mi wala loo ci def. ay prix ñaata nga ci defagum ci mystique. génnuma réew maa ngi Sénégal xam nga di profité ci occasion bi di nuyu sama mbokk Joola yi di nuyu tamit aussi suma côté papa wàllu séeréer si di nuyu waa Màkke Diané. mais dafa am non dama lay dagg dafa am lu ma seet. est-ce que xool ngeen ëmb seen xool Modou Lo lan ja seetlu leen dara. sikkim bi. similitude bi. lan la sikkim comme ni. bàyyi karaw yi mu yéen sax ñaar ñëpp a bàyyi sikkim bi. bu sax man nii laa mos a def suñu man ma mos a bàyyi nii. Modou. léegi dara loolu laa sant rek def ko. du ay dara daal. moom laa sant rek def ko. Allah bi. mais tey il faut nga wax ak waa Pikine ci cadre mobilisation ci cadre fair play surtout loolu Modou Lo def ko ak waa Parcelles ak ñi leen bëgg parce que c'est très important que ñu yemale ko ci cadre sport parce que wax nga ko léegi Eumeu Sène ndam li mënta génn Sénégal ñaari doomu sénégalais ñoo koy bëre Eumeu Sène ban appel ngay def pour ñu sportivement mbir mi jaar ci yoon Eumeu Sène sportivement ban message ngay lancé waa Pikine. waa Pikine ak say fans. waaw lu mu leen di lancé moom mooy que fair play rek parce que sport moom bu boolewul warut a tàqale du dëgg te tey boo xoolee ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu ñëpp tey boo xoolee waa Pikine am nañ ay mbokk Parcelles waa Parcelles am nañu mbokk Pikine waaw ñu ñëpp benn lañ sport la nag xam nga dañ koy ku nekk fi nga féete da nga fay far waaye ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu ñëpp Modou Lo suma frère la xam nga bu lamb ji passé dañuy bokk ndey bokk baay man suma yaay ba mu gaañoo ñëw na jaali si ma rafetlu ko trop aussi tamit bon noonu lay demee quoi moom lu xew la damay ñëw lu xew la damay dem c'est que nag sport moo ñu boole dañ koy teg ci cadre sport rek quoi du dëgg yar ak teggin xam nga sensibiliser ñëpp ñu ñëw waa Pikine nag xam naa ni mbaaw banlieue bi yëpp ak suma supporter fu ñu nekk xam naa ni combat bi ñor na leen
xam naa mobilisation bu kenn mësul gis dina am ci combat bi quoi waaw. Modou Mbaye lii rafet na li Eumeu Sène wax rafet na loolu mooy wane ni ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Bécaye ma bàyyi la ak Modou Lo. Modou dégg kàddu gi te bari na ñoo xam ne bu ñu ñëwee ci stade ba yaa leen fa indi am na melokaan bu stade di am rawatina yéen ñaar ku ci nekk mobilisation bi nga xam ne xamee nañ leen ko stade bi war a fees dell sur le plan sportif lan ngay wax say fans club ak say supporters ak ñi la bëgg. waaw comme ni ñu ko daan defee rek supporteru Modou Lo ku nekk ci discipline nga leen xamee xam nga di ñaan ñëpp ñu waaj comme ni ñu daan waajee incha allah ñu préparé xam nga teel a ñëw stade xam nga yàlla may ñu dem incha allah ñu yóbbu ko parcelle borom bi dem ko bu soobee yàlla xam nga di woo waa génération xare waa xare famille xam nga waa xare ñu ngi boole waa Temax club di woo fépp supporteru Modou Lo nekk parcelle 1 ba 26 xam nga waa Yoff waa Ngor Wakaam Cambérène Grand Yoff fépp sama supporter nekk xam nga maa ngi lay woo ñu teel a ñëw xam nga ñu jàpp ko daan ko incha allah nekk ci leen bu soobee yàlla waaye di gërëm nag ñëpp ñu may jàppale ci combat yi ku ci mel ne Amadou Ba xam nga monsieur le ministre di woo Cheikh Ba xam nga monsieur le ministre xam nga di woo Oumar Youm xam nga di woo Cheikh Oumar Anne tamit xam nga di woo monsieur le maire Parcelles Moussa Sy nañ ñi ñëpp jàpp di leen comme ko ni daan defee rek incha allah mobilisé wu dem fees stade ba jàpp Eumeu Sène incha allah daan ko di nuyu Adama Faye xam nga bu ci mel ne lool xam nga bu ci mel ne lool di ko nuyu xam nga nuyu Adama Faye baax bu ci nuyu ko mel ni Elimane Lam xam nga waaye de sax na jóg nag du ma ko fàtte xam nga su ma nee su ma lépp lu mel ne góor gi si Dieng xam nga booy Youssou Ndoye xam nga di encouragé encore comme pas suma xarit la suma doom tey la bu équipe nationale Papa Alioune Ndiaye di ko encouragé ci kanam yàlla nañ yàlla defal ndam incha allah. amiin di woo ñëpp xam nga ku lim da ngay juum. Modou Lo ak Eumeu Sène fii la ñuy taxaw. fii la ñuy taxaw. photo de famille am na solo Moustapha Diop qui organisé avec la presse. waaw mais Bécaye tey man Daaru Moussi laa demoon de. Daaru Moussi laa solo waaw. génération couture. ndeysaan. 78 125 72 29. dégg loolu. waa kon mbokk yi combat baa ngi léegi nii Eumeu Sène a ngi nii Moustapha Diop. photo pour la presse Modou Lo Eumeu Sène taxaw leen nii. taxaw leen photo pour la presse Modou acca. ana presse bi ñu ngi nii. acca la presse. di am ku mu fàtte jaale rek. mu ngi Cheikh Cissé mu ngi dëkk Jaamal Cissé. ok di ko génn àdduna di ko jaale waa Jaamal di ko jaale mbokkam yëpp. Moustapha ci digg bi. xaaral ba nu pare. open press Modou Lo kañ la. mercredi. jeudi. open press Eumeu Sène kañ la. mercredi. visite du stade bi kañ la. mardi. combat bi kañ la. le 28 combat bi dimanche. fan la. stade Léopold Sédar Senghor. Modou Mbaye jaaraama dundal mon fils. waa kon ñaar ñaa ngi nii le 28 la. kon bu ngeen jëlee photo ba pare Moustapha Diop demal taxaw fii ci digg bi. la presse baax na. Habib Niang kontaan nañu ci yow. lii lépp yow la. ah kontaan nañu gaa yaa ngi nii. ah am na nga bëgg a waxaat. da nga am appel booy def. waaw non man lu may def rek mooy que bon sant Ablaye Timbo xam nga sant tamit aussi Issa Diop Abdou Karim Sall di vraiment di sant tamit aussi Khady Raglos bon jàpp na ci combat tamit aussi bu baax a baax di woo waa Maka Diané di woo waa Bogal Casamance sama yaay dëkk di woo sama mbokk séeréer yëpp bon di leen sant bu baax xam nga ku lim nag da ngay juum di woo sama gars yi di woo waa Jaaman tamit aussi vraiment jàpp nañ ci combat Khady Traza nag jàpp nañ ci combat bu baax ah. voilà di nuyu ñëpp ku lim da ngay juum quoi. Modou pare nga. jaa ngi jëf gars yi. c'est bon kon nag vive la 2S vive la télévision Futur Média vive le groupe Futur Média vive vive Modou Mbaye vive Moustapha Diop vive Habib Niang. Habib Niang. vive Habib Niang. jaajëf. gars yi jërë ngeen jëf.